xamante ni am na waaye beneen tam coppite yoo xamante ni jot nañ koo nemmeeku depuis mbas mi dal di door ba ndege ni waaye tam bi nga xamante ni li nga xam ne moo di vaccin bi jàdd na ñëw Sénégal mu mel ni tey Sénégal la nga xamante ni moo nekkoon la ko muuroon ci wàllum jafe-jafe ngir mu mën a yokkali ko moom mën nañoo jàpp ne amaana ab tukkeet bu am solo daana ci dal di judd ndaxte fi mu toll nii tigi ñu ngi toll ci 138 donc personnes yi nga xamante ñoo nekk sous traitement daal di tukkee ci mbas mi ginnaaw daanaka lu tolloog ñaari at ndax fi mu toll nii vaccin boobu de tey am na loo xamante ni war na ko mën a solutionné ginnaaw bi ñu atteindre les 400 000 personnes vaccinées lan mooy ëllëgu Sénégal jëm ci li nga xam ne moo di mbas mi di Covid 19. ayca merci beaucoup c'est-à-dire vacciné wu nga déjà loolu laaj bu njëkk. man vacciné wu naa. vacciné wu ko. d'accord lan mooy sa réaction par rapport ak li nga xamante ne nii moom mooy vaccination yi donc 400 000 personnes déjà vaccinées ban appréciation nga ci def. waaw xam nga nag mbirum vaccin bi daa am li ñuy wax faux départ bi kenn du responsable mooy Macky Sall le président Macky Sall parce que boo jiitee am réew daa am nooy doxalee daa am nooy communiquer daa am nooy waxee loo moomul amoo droit naan jël leen ko wala ma jox ko ñeneen daa am nooy waxee comprendre la leen sensibiliser leen ba ñu jël ko mais fii kenn moomul kenn ba ñëw bëgg leen a forcer yenn yi sensibiliser leen wax leen li xew ba ñu comprendre ne dañ ko war a jël. le rôle c'est ça le rôle de l'État. c'est-à-dire faux départ bi est-ce que du ci opposition bi ak mouvement kii activistes yi parce que nag depuis le début dañ doon sensibiliser di wax nit ñi nañ dem vacciner wu léegi nag ab réew boo xam ne feebar dafay nekk ngeen jël feebar bi politiser ko bu Macky Sall ne Sénégalais yi génn leen vacciner wu ministre de la santé teg ay jumtukaay pour nit ñi vacciner wu yéen ak activistes yi génnee ca wegg ba naan day dofloo nit ñeeg wóorul ak mën naa rey nit ñeeg rey na tant de nit diaboliser vaccin bi finalement li est-ce que du yéen a indi faux départ bi. Ahmed li nga wax c'est excessivement grave. ah dinaa la wax là où se trouve la gravité. d'accord da nga ne yéen en tant que opposition notamment PASTEF. non j'ai pas cité PASTEF j'ai dit l'opposition et les activistes. man nag je suis ici en représentant une entité politique muy PASTEF. tu n'es pas opposant alors il faut me dire que ne doo opposant kon. maanaam kon yow. man je parle des opposants moo tax ma ne yéen. déedéet moo tax nga def erreur bi nga def mooy. accord yéen Pastef pour ñu gaaw jóge fi. da nga naa ma ñun Pastef. ñun Pastef nag day góogóo sax ñu waxi vaccin bi. waxuñ ci donc kon ñun nag lañ mën a nekkee responsable. d'accord léegi en plus ki xam ngeen laa ma xam foo xam ne aussi dem na erreur bu am. Ahmed réew mi daam kuñ ko jiit kuñ ko jox. ok léegi diabolisation bi opposition bi doon def ak mouvement citoyen activiste yi noo ko jàngatee. ban diabolisation la Pastef def. non je parle pas de Pastef pourquoi nga bëgg ma wax ci Pastef rek wala bokkoo ci opposition bi. non man nee naa la xanaa déggoo li ma la wax man je suis ici et parle ci loo xamante ne ça concerne directement Pastef man maa gisagul nag. d'accord kon nañ bàyyi waxu vaccin bi. on fait le tour du temps parce que vaccin Pastef géré ko. waaw ayca Diallo lan nga xalaat ci vaccination beeg 400 000 personnes yi ñu vacciné. waaw vaccin bi moom lu am solo la parce que loolu moom borom xam-xam yëpp dañ see dëppoo xeetu mbas yi moom bu duggee si réew ñaari mbir dong moo ko fa mën a jëlee moom soit dañuy ñaxu wala immunité collective am bi maanaam ñu bari lu ëpp si askan wi ñu am ko bu wér ba nga xam te ni dootuñu ko mën a amaat wala du leen sonalaat te fii xam ne vaccin bi moom moo gën a probant waaye problème vaccin fii Sénégal mooy comme ni nga ko waxee du sax opposition bi waaye ñenn si ay peut-être ay activistes ñoo jógoon di si wax en tout cas ñi si amul xam-xam ñoo si doon wax bàyyi ñi si am xam-xam ñi si amu woon xam-xam ñi ko jàngul sax ñoo doon weddi ñi si am xam-xam te jàng ko c'était ça le problème fondamental mais avec le temps aussi mbir yi gën naa leer xam nañ ne aussi fa leen jëm te it fi àdduna bi toll tey jamono ji yenn saa yi pour nga mën a voyager wala yenn saa yi pour nga mën a aji màkk sax day bokk si conditions yi nga xam te nii moom mooy tax nga mën a aji màkk kon day dem ba donte ne du nekk da lay naan force da nga ko war a def mais dinañ teg ay mbir yoo xam ne nii daanaka da nga ko war a def pour mën see jàll bu dul loolu mën na laa gàllankoor. waaye li am ba am mooy Sénégal vaccin bi globalement li ñu doon tiit si ay effets secondaires ak yooyu gisuñu si lim boo xam ne nii ragalu na kon day doon lu am solo loo xam ne nii daal lu mën a dal xel la parce que aussi réew mi faaw comme bi gën a ñoŋ te itam mënta ñoŋ lu dul ne nit yi seen wàllu wér-gu-yaram gën nañoo seen i mbir gën na jàppandi daal. merci beaucoup Maria. voilà vaccin yi moom 400 000 personnes ci sama xalaat bu gàtt néew na keroog aji ki mu dalaloon moo ngi doon wax ne seen dëkk dañuy am difficulté pour vacciner wu ndax dañuy rang waaye fii Sénégal ce n'est pas le cas
donc ce qui veut dire que ni ko nit yi waroon wuyoo ba tey jii nii dese naa yegg ci niveau bi mu war a nekk bokk na ci li ko waral c'est-à-dire dafa ne Macky Sall suñu président dafa def faux départ waaye man jàpp naa ni tamit ña nga xamante ne ay porteurs de voix lañu ci biir population sénégalaise bi tamit bëri nañu ci def faux départ te bu fekkee gouvernement dafay def communication organisation mondiale de la santé def communication jëmale ko ci feebar bu mel ni coronavirus war na am yenn porteurs de voix yu war a mën a teg politique teg ñaawoo bi am ci seen diggante ngir wax la nga xamante ne mooy jëmal sénégalais ak Sénégal kanam muy ñaax leen ci vaccination mais cela n'a pas été fait te boo jëlee sénégalais lambda ba nekk ci biir këram xëy na jàngam soriwul wala mbokk am na nit yoo xamante ne du leen déglu ndax jàppale ne su gouvernement bi lañ nekk bu dégluwee keneen ku nekkee ci beneen pàcc ne leen vaccin yi baaxul day toog ne tant que dégguma kooku dem vacciné wu ji man damay toog duma dem vacciné wu ji donc instant bi ñu yore woon xëy na une certaine communication par rapport à cette campagne de vaccination war nañ génnaat wax ak population bi ne leen ñun kat xëy na lañ ci yaakaaroon amu ci te bu ko defee dinañ mën a jàppale gouvernement bi ci xeex bu muy xeex feebar bi ndax nekkatul mbirum Macky Sall wala mbirum APR wala mbirum ñi nekk ci nguur gi mbirum sénégalais yépp la te ñun ñëpp la concerné moo tax li Sadikh ne du ci tontu man daf maa xaw a jaaxal. waaw Ahmed wax bi benn la mën naa ni peut-être communication bi en première moom moo raté loolu moo waral ñu bëri duñu gaaw a dem defi li nga xamante ne moom mooy vaccination bi waaye dafa am man question boo xamante ne rek moom laa siy posé parce que li nga xamante ne moom mooy vaccin bu mujj bi bu fekkee ne dañu gis réewu tubaab bi ñoom ñu ko defar dañ koy vacciné wu par di am AstraZeneca di am problème di dee ñii ñu di leen wone seen yaram yi di génne ay leneen ñu koy bind di ko seeni journaliste di ko bind ay article ñu koy wone man ma di ko suivre ñu ne vaccin boobu mooy def noonu seen yaram ñii mu di leen rey je pense que bu ñëwee tamit Sénégal nit ñi dinañ am benn jàkkare boo xamante ne dinañ ragal dem jëli vaccin boobu noonu personnellement man je me dis tant que aw ma ci lu ma leer nañ man du ma vacciné wu parce que wóoru parce que da ngay gis déjà ñu ngi nii dañ ko tege de côté parce que wóoratul ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko defar déjà am na ñoo xamante ne vacciné wuñu si réewu tubaab yi jëluñu vaccin parce que dañu ko ragal loolu moo tax man je comprends parfois yenn sénégalais ne duñ dem vacciné wu ji parce que dañu gis ne ñi ko defar seen doom yi ñu ngi dee wala teg nañ ko de côté donc côté boobu dama koy comprendre malgré que communication bi ci côté bi moom activistes yeeg ñooñu dañ ko dindi carrément parce que dañu wax ne vaccin bi dafay rayaate wóoluwuñ ko et tout. man li ma jaaxal ci affaire bi mooy ñëpp ay spécialistes au Sénégal ñëpp a xam ñëpp ay wax ñëpp ay aussi tamit sensibiliser mais bi ñuy yeggee ci jamonoy vaccin bi dañu seetlu aussi tamit comme lu ko Maria waxee ak Assou ñi nga xam ne ñoo nekkoon di sensibiliser de plus je dirais pas les activistes mais les influenceurs on peut dire ñu bëree bëri xaw ma dañu dem ba dañu jaxase seen bopp ou bien dañu dem ba ñoom wóoluwuñu affaire bi wala dañoo bëggal communiquer ci affaire bi pour sensibiliser nit ñi à ce que ñu vacciné wu mais naka la ñuy vacciné wu ak lan la ñuy vacciné wu foofu la problème bi nekk aussi tamit ci côté communication bi nga xam ne mën nañ ne état bi faillir na foofu noonu et même ñun suñu biir sax dañuy réer ci suñu biir communication par rapport à cette pandémie ba yegg si ci vaccin yeeg yooyu noonu yaakaar naa lépp lu ñu war a mën def rek mooy delluwaat ci li nga xam ne moo di xam naka la ñuy waxee ak askan bi ak lan lañ leen di wax mooy lu Sadi wax tout à l'heure jël leen ko wala ma jox ko neneen mu ngi mel ne rek nga ne sa doom jëlal xaw ma mbir mi wala ma jox ko keneen ak yooyu genre yooyu noonu loolu tamit ci mën nañ ne mënoon na ñàkk ci mbir mi mais aussi tamit bi muy ñëw ku nekk ca la nga moo tax un jour bi pandémie bi ñëwee dama ne ñi war a wax nañu wax ñi war a déglu ñu war a jëfee ñu jëfee yaakaar naa ne bu ñu commencé woon foofu ca ndorteel ga xam naa du ñu am problème ci côté pandémie bi ba yegg si li nga xam moo di vaccin yi mais man personnellement comme que leer na am leerul moo tax ma toog cool quoi. waaw côté boobu c'est juste pour indi ci ab leeral rek parce que Sénégal bu ñu taxawee aussi ñi war a wax ak ñi seen xel màcc jëm ci wàll wi àddu nañu te leeral nañu parce que ku ci mel ni ki nga xamante ni moo di professeur Seydi yëkkati woon na ay kàddu leeral ci bu baax a baax ak ñeneen ñoo xam ne ñëpp waxoon nañ ci mais comme dañoo baaxoo bu dara wàccee comme ni ko Mouhamed waxee parce que la majeure partie ñi doon wax ne bu kenn vacciné wu amul kenn koo xam ne sa xel am na lu mu xam wala sa xel màcc jëm ci li nga xam ne moo di wàllu vaccin bi voilà donc ñoom ñu ñëpp nekk ñoo xamante ni ñu ngi féete daan voilà très bien donc nekkoo spécialiste ci dara voilà te à part te même bu nekkul moom koo xam ne nekkoo spécialiste sa xamoo ci dara nga taxaw ne askan bu kenn vacciné wu ji parce que nangam ak nangam te déjà ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllu ñoom jox nañ ay
leeral Sénégal yi ne ku ci nekk mën ngaa dem vacciné wu parce que yaakaar naa Sénégal kenn du fi taxaw ne man je fais pas confiance à professeur Seydi ndaxte à chaque fois que mu taxaw wax dañu naan ni ku dëggu la ni ku gëm la ci profession bi mu nekk ndax li nga xamante ni moo di taxawalin buñ ci am donc bu ñu demee ñi gisaat le contraire day mel ni ne Sénégal yi ñoom ñooy xool fu leen neex rek ñu yenn ji fa mais man je vois très bien que ni lii nekk na loo xamante ni lu ñu ci war a delloo njukkal le ministère de la santé ak taxawalin bi nga xamante ni jot nañ ko ci am ndaxte tey Sénégal au début bokkoon nañ ci réew yi ñu doon tagg ñoo ci amaloon taxawalin bu am solo même bi deuxième vague bi ñëwee métti bu métti aussi mënte ne xawoon naa difficile mais teewul gis nga tey fi ñu toll wàcc nañ ba 130 et quelques ñi nga xam ne ñoo nekk sous traitement donc on doit tout simplement féliciter le ministre de la santé ak ñi nga xam ne ñoom la lëkkaloo ci wàllu woowu te Sénégal yi nga xam ne ñu ngi fii tey ci geneen wet gi xamuñ ci dara ñu fexe téye seen làmm ñu jàll ci leneen voilà donc Ahmed beneen ponk bi mooy lu ñëwal la nga xamante ni moo di wàllu manifestation yi fi amoon ak émeutes yi nga xam ne ni wàccoon na Sénégal Macky Sall bu ñu fàtte ko bu baax a baax ci conférence bi nga xam ne mu ngi ko doon amal ngir waxtaan ci conseil présidentiel conseil bi mu doon amal ngir waxtaan ak ndaw ñi jëm ci li nga xam ne moo di wàllum emploi yi dafa am nag lu mu yëkkati woon ci ay kaddu daal di artuwaay tamit daal di ñëwaat ñi nga xamante ñoo di askanu Sénégal di leen wax ne bu baax a baax daal lu ñëwaat première vague bi nga xamante ne jotoon na fi am jëm ci wàllum émeutes yi amoon ci début mois de mars bi nee na loolu moom nañu mën a jàpp ne du nekkati loo xamante ni lu fi amati lay doon mais comme ni ñu koy waxee daanaka ab tontu moom du forox ñi daal a seetleeku ne waa M2D ñoom tamit dañoo yëkkati waat ay kaddu mel ni ñoo xamante ni dañoo ñëw ngir rek dànkaafu nga xamante ni moo di Macky Sall ci kaddu yi nga xam ne ni jot na ko yëkkati ndaxte benn dañoo jàpp ne Macky Sall non seulement la mu xaatimoon wala mu waxoon ko ak ñoom te ci ki nga xamante ni moo di ndigalu Serigne Mountakha Mbacké jaru ko maanaam respecté bu baax a baax loolu mu ñu moytule dina indiwaat beneen coow loo xamante ni am na ci mais teewul ñoom ci seen bopp aussi ñoo ngi menacé ne bu fekkente ni fas yéene respecté lépp loo xamante ni moom la digaale woon ak ñoom donc mën nañoo xaar ne Sénégal li nga xam ne amoon na fi ci début mois de mars mën naa dellu si waat te boobaa comme nañ ko gisee woon moonte ni rek léegi ñu ci ñàkk seen bakkan mais dafa mel ni am na leneen loo xam ne daanaka ñu ngi koy prémédité mu di ay émeutes amaat ci Sénégal. merci beaucoup loolu moom bii paa moom xanaa am nga loo si wax ndax waxu seconde vague moom yéen a ko fi jénde waaw jërëjëf Ahmed bu njëkk bi sax question bi dañ ma ko posé la xëy na moo tax tontu ma ci parce que dañ ma wax ne ma yéen joxoñ ma baaraamu tuuma néewuñ ma waxal ci vaccin bi de façon générale donc loolu ma leeral ko benn bii nag mooy li may wax rek dafa am discours boo xamante ne président daf ko fi indi woon juste le 8 mars le soir du 8 mars mu ne je vous ai compris mais man acte yi ñuy posé dans la même semaine gis nañ fa meeting bi nga xamante ne moo amoon Fouta attaqué waat encore Pastef mais dafa mel ni ñun suñu kàddu moo gën a mën a jëp fopp que ñoom seen kàddu parce que ñun bu ñu waxee benn rek y a plusieurs interprétations mais ñoom dafa mel ni bu ñu waxee bon les interprétations mën na am du bari mais ñoom gannaaw bi président waxee ne il a compris gannaaw moom bi mu ñëwee kat daal ne wax dëgg neex yàlla nañ jàll à autre chose waxi emploi am ba kii nga xamante ne moom mooy Serigne Mountakha def ci liggéey bu am solo yónni ay ndaw ñu ñëw waxtaan ak ñun bañ waxtaan bañ ne kat déggoo nañ ci yi jox jébbal li ñuy jébbal sëñ Mountakha moom mu dem waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy président Macky Sall au même moment lan ngeen fi déggul kii di ministre de la justice moom génn na xas ñu ne salafiste la ca Fuuta coow jibul kenn waxu ci wax na ne ñun ñii lu yàq réew mi ci lañ jëm coow jibul kenn waxu ci kooku ministre de la justice la au même moment am na ci keneen koo xamante ne xamee nañ ko ak président de la république Macky Sall muy Madiambal Diagne dalaat suñu kaw moom ba mu ca jógee gis nañ yeneen kilifa yoo xamante ne ci ñoom la ñu bokk ñëw dalaat ci kaw Pastef bi coow li passé mais loolu gën di dem ba président de la république moom ci boppam génn defaat ay menaces alors que lii régler problème mu Sénégal si toutefois il dit comprendre les Sénégalais yaakaar naa ne nekkul menace y a des faits yoo xamante ne am na fi parce que en réalité le président de la république bu amee souveraineté c'est le peuple qui lui a donné cette souveraineté c'est le peuple qui est souverain le droit se dit au nom du peuple ce peuple là tey le peuple sénégalais lu mu bëgg ci réew mi mooy am nekkul menace un homme qui a bénéficié peut-être à un moment donné de quelque chose qui ressemblerait à une confiance du peuple boo xamante ne jox nañ ko mokkul moom moo jógaat tey di menacer le peuple ça ne va pas, ça ne se passe pas comme ça je pense que nous sommes dans un pays démocratique boo xamante ne ay menaces ak des discours yoo xamante c'est plus dictatorial que démocratique je pense que ça ne passe pas d'ailleurs je pense qu'encore une fois de plus
war nañoo gën a encadrer waat les sorties du président parce que souvent buy wax ji boobu du teg ñett ba ñeenti wax yoo xamante ne génn yu mu def na ko rek te waxul loo xamante ne kat mën na yëngal am réew pour quelle raison ngay génn nit ñi di leen menacer sur quelle base est-ce que menaces yooyu njëkkeewul ci seen leader moom mi nga xam ne ginnaaw bi ñu ko libéré fa nga xam ne moo di ci section de recherche ngan nga mu wàccee taxaw ak di wax ak président mel ni kuy wax ak sam ndongo maanaam di naan lii la ñu bëgg lii ngay def loolu de menace déjà parce que menace mooy defal sàngam wala ma def la sàngam. tegoon na ci seconde vague. waaw léegi nag bu ngeen ma bàyyee bu ngeen ma posé question da ngeen may bàyyi ma eggale. ci tontu waaye tamit bul jaxase bu mu sañuy question. déedéet dafa am erreur boo xamante ne dafa am xam nga ki nee na teg nañ seconde vague. alors que discours boobu waxul waxi seconde vague bi muy wax c'est après. après la man la chronologie laa lay tegal. après sortem la non. c'est après nekk bi su président bi ñu ko bàyyee mu génn prison. moom le 8 mars. waaw moom le 8 mars. discours bi nga xamante ne noonu Ousmane def mi ngi ko defee siège Pastef. te yow li ngay wax siège taxawu Sénégal la donc. ce n'était pas le même discours teg na ci. seconde vague waxuma fii la ko waxee ak. fa ak camp seconde vague boobu daal lu ko jiitu. ok xam nga li ko jiitu moom laa lay bëgg a wax. li ko jiitu mooy kii di ministre de la justice. ak kii nga xamante ne mooy di Farba Ngom ñoom ñoo organiser meeting. fële ca Fuuta wax fa lañ fa wax ku déggul loolu ñoom ñoo ko fa wax. ñun bi nga xamante ne génne président de la république génn na li mu wax nañ xool lépp li mu wax rek ba xam méngawul ak li nga xamante ne moom mooy dëgëral démocratie amul kenn kuñ menacé bàyyil ñi nga jàpp respectel sa kàddu fexeel ba élection yi nga tëgg ko à date échue en gros loolu mooy li nga xamante ne mooy mémorandum bi ñu génnoon ak bi muy wax loolu la fa waxoon lii yëpp est-ce que nekkul moom méngoog démocratie le respect du calendrier républicain otage politique yi nga jàpp nga bàyyi leen te constitution mayu la nga présenté waat génnal nga wax ne doo présenté wu parce que loolu mooy stabilité réew mi loolu lan moo ci menace loolu mooy li nga xamante ne moo nekkoon discours Ousmane Sonko mais mieux encore bi mu defee discours boobu noonu li nga xamante ne moom mooy le soir du 8 mars le lundi 8 mars mooy bi ñu ko bàyyee dans la même semaine ou bien même le week-end qui s'en est suivi lañ gis meeting bi nga xamante ne moom moo am fële ñu ñëw dal ci ko Ousmane Sonko ñoom. est-ce que moom programme wuñ meeting boobu avant sax loolu di. est-ce que meeting loolu boobu moom programme wóoruma il faut leur demander ça loolu moom wóoruma mais ce qui est clair mooy ñoom génn nañ dal ci kaw Ousmane Sonko. léegi pour faire court qu'est-ce qui pourrait motiver benn seconde vague actuellement lan moo ko war a motiver aussi bien venant du camp de MD2 que du PASTEF. pour man c'est à éviter d'abord parce que li gën ci am réew mooy jàmm. li gën ci am réew mooy nit ñi xëy di doxi seen soxla. ñu war a xëy liggéey ñu war a faju ji ñu war a uti pour man loolu mooy jàmm am réew loolu mooy li nga xamante ne moom moo war a nekk la volonté populaire et aujourd'hui loolu mooy volonté Pastef néanmoins boo defee li nga bëgg wax ko exprimer ko daa am leen loo xam ne nag nit bu yëkkatee kàddu wala yëkkati loxoom ku boo xamante ne mi ngi ko jëmale sa kanam doo taxaw naan noo jàmm ma tax a jóg déedéet face à l'injustice doomu aadama du ko toog mu ñaale ko donc ça c'est au peuple sénégalais de décider ce n'est pas à Sadikh Top d'en décider mais ce qui est clair mooy man à titre personnel ci ni ma xamee doomu aadama bu mu mënti doon ak yéen je pense tey jii nii li ñuy nekk en direct yaakaar naa ne su ma jékki-jékki woon jël sama loxo bi dóor ko ci kanam Ameth Ndoye dama ko delloo parce que j'aurais exercé une injustice ci kaw bu ma tegul fenn et il aura réagi de façon naturelle parce que doomu aadama moo accepté wul injustice donc réew mi pour jàmm am fi il faudrait qu'il y ait des équités sociales yoo xamante ne wóor na muy équilibre social yoo xamante ne am na fi ba fexe ba jaay doole kumba am ndey ak kumba amul ndey bi jóg fi sénégalais yi loolu lañu mënta nangu te y a beaucoup de faits yoo xamante ne boo ko toppee ba ci biir sa xol bi dafay jeex ci jaay doole ak discours arrogant bi nga xamante ne ñoo ngi koy dégg récemment ci weeru koor ci jamono yi may wax ak yéen dégg ngeen fi koo xamante ne ministre la wax yu ñaaw ñu ne ñu wax ko ci jamono bii encore une fois de plus est-ce que loolu jàpp ngeen ne moom mooy li nga xamante ne moom mooy valeur culturelle u Sénégal est-ce que Sénégal noonu lañ ko mës a xame ci si miim réew la ñuy dégg affaire waaso ci miim réew la ñuy dégg affaire ethnie sous Macky Sall vous vous souvenez de l'affaire Penda Ba
Vous vous souvenez de l'affaire du député Diomboury Sow, Madiambal Diagne, le ministre de la justice muy toujours un discours boo xamante ne kenn xamul lu mu doon Sénégal xamu ko parce que nous xam nga Sénégal dañuy wax ne indépendance bi nga ko am en 1960 c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui donc depuis 1960 à aujourd'hui près de 61 ans d'existence d'État. Mais nous avons des siècles de nation. Il y a l'État mais il y a la nation. 1960 lañ commencé am État mais suñu nation sénégalaise li nga xamante ne moom mooy le fondement les fondamentaux les ciments unificateurs de notre nation mooy li nga xamante ne moom la ñu séq mooy jàmman demalante beeg dikkalante bi d'ailleurs j'en profite am na benn groupe bu ñuy wax pour wan la ne Sénégal naturellement loolu moo nekk ci ñoom amaana yéen a ngi koy gis am na benn groupe bu ñuy wax Let's Go Sénégal di nga fi gis ne jamono ji chrétiens yi ak musulmans yi di tooñante di kaf di ree heure lekk bu jotee ñee génnee ay lekk yu rafet wan leen ko pour tooñ leen kaf bi muy wane ne lii mooy Sénégal tooñante kafante bii la ñu xam pour preuve bi ñu defee loolu ba pare quelques jours lañ ci teg ce sont les chrétiens eux-mêmes ñoom ñoo mobilisé wu di jox ndogu jullit yi lii mooy Sénégal Sénégal mooy tukulóor bi man sama papa daf ma koy wax sañoo yor lekk di ko lekk devant séeréer te sañoo ko jox parce que dañ naan la sa kal la donc man waruma suuree ci kanamu séeréer dafa war a suur man ma war a suur moom séeréer boobu xaaral ma eggale ñu ne ko yow itam waroo suuree ci kanamu tukulóor bi balaa ngaa suur moom dafa war a suur gis nga cohésion sociale boobu waxi politique jaru ko cohésion sociale boobu nguur jaru ko cohésion sociale boobu dara lu koy yàq jaru ko dañoo war a fexee góorgóorlu ba lépp luy discours boo xamante ne day jëm ci wàllu waaso ci wàllum ethnie ñu moytu ko te xam ne loolu mooy jàmmi Sénégal et je suis désolé de le dire encore une fois de plus wax yiy jóg ci wàllu woowu c'est sous le régime de Macky Sall ci lañ déggee yu ni mel fa la tàmbalee loolu man j'y lance un appel nañ ko teg fële parce que mbir la moo xamante ne mën nga xam fa muy tàmbalee mais mënuloo xam fa muy daanoo réew yi mu am yépp def na fa loo xamante ne ci ay ravage kenn xamul nu mu toll est-ce que xam nga ne Rwanda gii ñuy tudd tey en 94 génocide rwandais bi ngay dégg xam nga ne li muy bëri dee gi biñ commencé rayanteeg ba muy jeex un mois et quelque la def coow lu jógoon nag mais bi rayante bi commencé dëgg un mois la def ñu rey près de 2 millions de personnes ci wàllum waaso pour quelle raison. d'accord léegi ma joxaat Babacar jëlaat tëj ring phrase bi bala ñëw phrase boobu gars yi bëgg ñu réagir ci ring bi. waaw ci ring Diallo bi su balaa fekkee da ngay ñuy réagir ak Bara. waaw bon peut-être ay prémices moom. bu nekkee dañ koy natt si nekkinu askan bu sonn. loolu yàgg na fee nekk. si misaal boo xoolee li nga xam te ni moom la ñuy nemmeeku si université yi parce que université yu mënti doon du sax Sénégal kese mais si dënnu Afrique ba si monde bi ñu ngi wax sax mai 68 bi nga xam te ni moom moo amoon sa France booy xool ba ni mu tàbbee sa en 69 démission président de Gaulle da ngay xam ne que lépp si Sorbonne la tàmbalee woon mais ay manifestation te dafa amoon sa Sorbonne ba sax mu law ba kii université tamit fii nii si Sénégal saa su ne day doon nattukaay boo xam ne da fay gis ne que saa su température bi yéegee rek foofu noonu day doon loo xam ne indicateur lay nekk te loolu noonu ba tey mi ngi fi kon day wane ne que prémices yi bu nekkee ne si côté boobu lañ ko jàppee ba tey mi ngi fi mais man li may gën a jàpp mooy man dama gëm ne que manifestation yu weesu man dama gëm ne Ousmane Sonko moo taxoon Sénégalais yi li si ëpp man loolu laa gëm ñu ngi wax ndaw yi amul liggéey Covid 19 beeg yooyu couvre-feu beeg yooyu mais couvre-feu bi Dakar ak Thiès la yemoon or manifestation yi dafa jéggi Dakar ak Thiès fi mu gën a méttee sax mën nañ wax ne que du Dakar ak Thiès wala boog am na si yeneen gox yoo xam ne métti woon na fa lool. donc pour man bu ñuy wax si wàllum prémisse kon sentiment d'injustice bi nga xam te nii loolu la ñu baree bari si ay sénégalais gisoon ba tax nu jóg ba sax wóolootuñu woon justice. parce que loolu lay teg en réalité bu ñu demee ba askan wi jóg bëgg a taxaw en bouclier si koo xam ne nii justice moom moo ko woo mu dem wuy ji kon day mel ni kon am na kóolute boo xam ne nii mi ngi rus
te tamit warut a rus ndaxte justice comme ni nga koy waxee moom mooy dernier rempart kon prémices yooyu noonu bu nekkee ne bëgg nañ koo fànq dëggantaan il faut que ñu gën a dooleel suñu justice gën a dooleel suñu justice day nekk ci côté yëpp ñu bañ a teg pression justice jëm ci wàllum askan wi ndaxte tamit loolu bokkul ci di dalal xel ki nga xamante ni moom mooy àtte mu xam ni muy taxawee waaye tamit ki nga xamante ni aussi moom mooy jiite warut a teg benn pression justice wala di def ay mbir yoo xam ne ay dalal ay pexe yoo xam ne aussi mën na xajamal liggéeyu justice beneen mbir bi nga xamante ni moom laay daanelee ci mbir mi mooy Elder Camara dafa waxoon lu am solo kilifa diine la woon sa Brésil ci wàllum jàngu bi dafa waxoon lu am solo mu ràññee ñetti xeetu violence mu jàpp ne ñetti xeeti violence yooyu ba ci jiitu moom mooy la violence institutionnelle mooy bi nga xam ne su ma ko mënee misaal ci Sénégal bi nga xam ne ñii yor nguur gi ñoom ñoo koy def violence institutionnelle boobu mën nañ koo tekkee ne yor xaalisu askan bi alalu askan bi di ko salfaañe mën nañ ko tekkee ne jël perte doomu aadama yi maanaam seen liberté di ko restreindre état de droit bañ amati loolu yoon yëpp tam mën nañ koo misaal ci violence institutionnelle mu ne boobu amee day jur benn xeeti violence mooy violence révolutionnaire bi maanaam loolu bu amee askan bi dina am ñenn jug pour xeex loola parce que doomu aadama dafa mës di bañ injustice dina ko nakarlu ci xolam waaye tamit dina am fu muy toll cin ba dafay bax ba dina jur ay yëngu-yëngu mu ne violence boobu tamit violence révolutionnaire boobu dafa am beneen boo xam te ni moom lay jur mooy bu mujj bi moom mooy la violence répressive mooy maanaam bu loolu amee dañuy gis ne que dinañ lan ay pexe yi tamit pour mën a téye askan bi ñu bañ a manifester ngir téye askan bi tamit ñu bañ a wane seen mer loolu tamit day am yeneen conséquences yu mu am mu ne naa fekk nag weesuwul nga jàpp ne ñaar ñu mujj yi ñoom ñooy violence fàtte ne bi si njëkk te jur yeneen ñaar yi boobu noonu moom mooy dëgg-dëgg violence mooy violence institutionnelle bi kon boobu noonu dañuy soññaat bu baax a baax le président de la République parce que moom mooy le chef de l'État le président Macky Sall wax na ne lu mel ni dootu fi amaat mais man dama koy comprendre positivement damay jàpp ne moom responsabilité bi mu am te itam moom stabilité Sénégal moom lañ teg ci loxoom loola donc moom war na fexe ba lii amoon ba askan wi jóg am ñu ci ñàkk seen bakken dootu fi amaat mooy gën a liggéey ci état de droit gën a liggéey tamit ci taxaw jaamu soxlay askan wi jàpp naa ne bu nekkee ne foofu leen taxawee lii amoon du amaat waaye bu nekkee taxawuñu foofu dans les mêmes conditions la amoon mën naa amaat te loolu kenn souhaité wu ko te tamit fitna comme ni nga ko waxee kenn du ko yéene kenn du ko sabablu ndax tey tamit fitna bu xasee door kenn xamul si ki mu yem te kenn du si mucc. merci beaucoup Maria su fekkee da nga am réaction par rapport ak lii. bon man seconde vague moom ñaanuñu ko yàlla pax li nga xamante ne moo xewoon ci manifestation bi gis nañ njeexital bi te gis nañ tamit impact mu am ci population bi sur le plan émotionnel sur le plan social ak sur le plan économique kon bu doon suñu sago tey du amaat mais keroog dama dégg Abdou Karim Gueye daal di wax lu am importance mooy kii di sëñ Mountakha Mbacké terewu leen ndox terewu leen marche ndax il est un républicain xam na la nga xamante ne mooy yoon xam na tamit la nga xamante ne moom la sénégalais bi jàpp ne dafa sonn war a def waaye dafa am lu mu leen laaj ñu koy xaarandi kon nag yaakaar naa ne li ci des ci président de la république la des moom moo war a fekk point yi nga xamante ne ñi génnoon wala mbokk ñi sababoon manifestation yi am mu nekk activistes yi mu nekk société civile yi mu nekk opposition bi wala sénégalais lambda point yi nga xamante ne moom président de la république woo nañ ko ci soxla ci éclaircissement wala mboo ko soxla ci changement mu daal di def li mu mën pour mën a répondre à ces besoins là ndax besoins yooyu noonu bu fekkee répondre ko day doon manque te manque boobu noonu bu dajaloo moom mooy indi population bi daal di génn ci biti te yaakaar naa ne buy amat seconde vague ce sera pas forcément parce que ce Ousmane Sonko la ñu teg injustice mais ce sera parce que li découlé ci injustice ba ñu tegoon Ousmane Sonko moo ngi fi nekk ba tey le nombre de morts les poids yi nga xamante ne ñoom soxla ñu daal di leen ci indil ay solutions et lépp dafay stagné c'est statique donc moom Macky Sall man je pense que mu am seconde vague wala mu bañ a am ça dépend largement de lui c'est à lui de prendre les bonnes décisions de savoir quelles sont ses priorités te yaakaar naa ne priorité chef de l'État c'est d'abord son peuple donc quand son peuple a des demandes na def li mu mën ngir daal di mën a pourquoi aujourd'hui je perds mes mots j'ai besoin du café s'il vous plaît Régis j'ai besoin de café s'il vous plaît. ki la feeñu woon. jamono jii defe naa am na loo ko def. donc voilà non merewuma non j'ai besoin de café donc mon président de la République il doit tout faire pour accéder à ces demandes là en tant que chef de l'État ça moom c'est une chose boo xamante ne man en tant que citoyen maa ngi koy laaj Macky Sall li nga xamante ne mooy point yi nit yi soxla moom Macky Sall na ko jéem a def pour que deuxième vague du fi am ndax ñun ñaanuñu ko. voilà bu leen fàtte sama café.
Ahmed, man fii Sadikh waxee léegi foofu lay rebondir rek mooy que la politique reste la politique. dafa am lenn loo xamante ne muy affaire ethnie ak affaire religion bu ñu nangu kenn muy taal réew mi. parce que diggante tukulóor ak séeréer dafa neex, diggante séeréer ak joolaa dafa neex, diggante keneen ak keneen dafa neex, loolu fii lañ ko fekk te mën naa ne Sénégal dong la am. li nga xamante ne tamit moom mooy religion bi parce que jaare nañ ci religion bi ba tàyyi ay at ci ginnaaw amaan na mënuñu si affaire ethnie je veux dire amaan na mu xam affaire religion bien sûr tarixa mënuñu ko taalee foofu ñu ne xaar ñu ñëw ci affaire religion commencé naan si pël yi fii wala séeréer yi fii. lu ta foo di café waaw ba tey bu ñëwee di dama neex. finalement ñun xamuñu religion nga wax wala ethnie maa ngi si ethnie donc bu ñu nangu benn yoon ñuy taal réew mi ngir di ko jaare si li nga xamante ne mooy diggante xeet ak xeet. bu ñu nangu loolu benn yoon loolu moom man mu nekk li nga xamante ne nanguwuma ko benn yoon te rafetluwuma ko bu ñu ko nangu. waaw café bi après si ñëwee tam ci dama neex. affaire xeet moom dafa sensible quoi. foofu noonu yaakaar naa ni bu ñu góorgóorlu tuuti rek duñ ci am problème quoi. beneen affaire bi may wax mooy ci Sadikh laay njëkkee. puisque tout à l'heure nee na ku gis nen a ngi comme que nag ñoom ñoo fi nekk comme nen ñoom li nga xam ne ni moo di deuxième vague bi ñoom bu ñu góorgóorluwee seen côté tamit am nu ñu doxalee du am ci kaw ñu gën a defee li nga xam moo di ndigalul sëñ Mountakha Bassirou Mbacké mi nga xam ne wax dëgg yàlla il s'est sacrifié def lu baree pour calmer Sénégal. donc calmer Sénégal googu noonu ñun ñoo ko ci jàppale. aussi tamit le fait que comme lu Maria wax tout à l'heure que ni Abdou Karim Gueye nee na sëñ Mountakha Bass terewu leen mars daf leen a xaarloo. kilifa nag bu lay xaarloo da ngay xaar ba mu waxaat la mën nga jóg. loolu mooy yëfu taalibe bu dee laa xaarloo fañ la toog loo war nga faa mën a toog. ba mu ne la jógaat leen te tamit même bu ñuy jógaat am na neneen lu ñu war a mën a jógaatee ba même bu ñu demee ci xawma deuxième vague du am ay dee du am dara du am ay yàq ak yeneen parce que ñi ci dee tamit ay nit lañu ñooñu soxla nañu justice donc bu fekkee ni bañ nañ deuxième vague ñëw ñoom nañu fexe ba góorgóorlu ci que ñu justice soit faite pour ñooñu noonu tamit mais pacifiquement ñu xool ba xam naka lañ leen di naka la ñuy fexe ba jàpp ñi nga xam ne ñoo leen rey aussi parce que tamit ay nit ñoo tëdd ñoom nañ ci góorgóorlu parce que ñooñu noonu ñu rey mën nañ jàpp ne bu dul woon ak coowul Ousmane Sonko li ñooñu duñ dee beneen affaire tamit ñu koy waxaat le président Macky Sall que ni mu yërëm Sénégalais yi encore une fois parce que nit ñi sonn nañu lool mais fi jamono toll le fait que mu ñëw ne 66000 jeunes dinañ leen recruter dès le mois de mai loolu rek war na mën na indiwaat yeneen fitna parce que Sénégalais moom dalay xaar rek bu ñu demee bu mois de mai bi jàll man gisuma sam bopp ci mbir mi. donc moom pour mu éviter fitna gi bokk na ca la bu wax noonu. mu sàmmonteeg moom loolu nga ko bëgg a wax. mu góorgóorlu ci boppam. aussi tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ay jegeñaaleem di dem di meeting ay Fuuta ak feneen di yëkkati ay kàddu yu ñaaw yoo xam ne jaru ko ci parce que tamit buñ jugee kenn waa Fuuta sonn ñoom xiifuñu yàquñu Auchan dafa mel ni kon waa Dakar ñoo xiif donc boobu yaa ngi indiwaat affaire u xeet ak affaire u dëkk ak yooyu noonu te loolu rafetul parce que tamit waa Fuuta nee nañ Fuuta tampi boobu nga ne Fuuta xiifuñu waa Dakar comme ñoo xiif yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne daal war nañ ko mën a moytu seen côté mais tamit ñoom tamit comme que ñoom ñooy nen bi ñu jàppale ñu ba affaire bi ñu may nes ko ñëpp mën ci bokk quoi. merci beaucoup Bara balaa may jox saay man li ma dégg fii yëpp dafa am yenn inspiration yu ma jox xam nga déjà li ma comprendre ci biir wax ji dafa mel ni ñeenti parti ñoo nekk ci mbir mi moom mooy le président de la République peut-être opposition beeg activistes yi ci beneen wàll gi ma def leen dans le même sac ak kilifa diine yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan wi boo seetloo nag kilifa diine yi joué nañ seen rôle pleinement ci mbir mi ba lii fi xew nii sax mu am ci dal ak jàmm ba premier bi romb mënoon naa gën a ñaawe nii amu ci grâce à ñoom la donc ñoom ñu ngi joué seen wàllu toogaay wa sénégalais yi di xaar ci ñoom cër bañ leen joxoon wàcc ñu ko benn yoon beneen bi mu des le président de la République mënuma ci wax lu ngeen ci waxul ngalawaay bu ñu la dénkee li nga yor ñëpp moom ko soo ko yoree na nga ko war a yoree rek ñëpp am jàmm donc loolu moom mooy wax ci beneen wàllu ba nag li nga xam ne ma koy waaj wax xam naa du neex Sadikh parce que neexul woon Karim Xurum Xaq neexul ñu fi jot a jaar ñëpp te féete ci wàllu opposition bi wala ci activisme bi ñi leen di marseloo saa yu ñu leen jàppee yéen ak ñoom la ñuy njëkk a jénne yéen ñu bàyyi leen fa donc yéenay grand perdant yéenu askan wi bu dee di am man depuis 60 ba léegi dégguma benn yoon ci histoire u Sénégal ñu ne ab kuréel ñu nga doon marche leader yi am na ñu ca dee ñoom dee gi ñoo leen di moytu wala ñoom ñooy moytu dee gi parce que man tout le temps ñiy dee mooy ñi nga xam ne amuñu tur jiitewuñu ci parti bi ñooy dee ci manifestation yi bu amee loolu nag moo tax ngal la ku ciy mënti xeex ci ak intelligence ak looy mënti xeex ci xam ne ëllëg bu wallu di am
ki la ëpp tur la ñuy wallu laataa ñu lay wallu yow mi nga xam ne ci baa peuple bi nga bokk. am na ñoo xamante ne ba léegi ñoo ngi ci prison yi tey on les avait emprisonnés à cause des émeutes et personne n'en parle ou bien personne n'en parle presque pas kon nag damay confirmer juste yow fi nga daan leef. Karim fi la nekkoon keroog ñoo lekkandoo reer bu neex donc xale yam doon marchandool doon leen wax génn leen comme moom laa ci gën a yëpp xale yaa nga foofu ba léegi. Babacar. parce que ci ponk boobu dafa am benn point boo xamante ni il faut sénégalais yi ñu bàyyiwaat ko xel parce que Macky Sall ginnaaw bi émeute yi amee dafa génnoon am lu ma waxoon mu ne ndaw ñi comprendre naa leen Macky Sall yëkkatiwaat ay kàddu ni lii du fi am fa mu ko waxee fan la mooy fa mu taxawee pour trouver ay solution ci ndaw ñi mu jàppoon ne la leen taxoon génn lii la. donc man li may xaw a jaaxal mooy pourquoi M2D ak ñenn ñi nga xam ne féeti nañ ci kujje gi jël waxi Macky Sall boobu analyser ko ci benn côté ne pare naa pour jàmmarloo ak yéen wala pare naa pour xeex ak yéen au lieu ñu analyser ko ci beneen sens bi que ne li may tax a jóg mooy que ni ndaw ñi amoon jafe-jafe ba génnoon di manifester loolu gas yi jeex na parce que maa ngi nii ne ci chemin trouver une solution pour ñi nga xam ne ñoo di jeunesse bi donc su boobaa day xaw a niru carrément que ni ne ñoom toog nañu bëgg a jaxase Macky Sall ak ñenn ñi nga xamante ni ñoo di way kilifa diine yi taxawoon ne jàmm ak salaam bii na war a mën a am mais ñoom taxawee nañ ci beneen côté mel ni ñoom ñoo xamante ni ñoom nekkuñ ci dara lu dul taxaw di déglu or bu ñu xoolee bu baax a baax day mel ni ne lii yee fitna gi ñuy wax ñoom ñoo nekk ci yoon boobu di ko faral di def jëm ci li nga xamante ni daanaka moo di émeute yi nga xamante ni amoon na fi donc man xalaat biñ ci waroon a mën a am mooy que ni lii dootu fi amati wala dootu fi jege c'est-à-dire mooy nañu comprendre bu baax a baax que ni Macky Sall mu ngi trouver la solution de sorte que lépp lu doon manifestation ba ndaw ñi génnoon parce que moom ci jëmu boppam li mu jàppoon mooy que ne carrément mooy li nga xamante ni moo fi amoon nekkuloon mbirum Ousmane Sonko mais ñàkkum xëyu ndaw ñi ak jafe-jafe yi nga xam ne askan ñu ngi ko doon dund loolu moo taxaw ndaw ñi génn moment bi muy trouver solution donc jàpp ne loolu dootul amati parce qu'il est prêt à trouver la solution donc nañu am njort bu baax jàpp ne carrément jafe-jafe dootul am bëgg-bëgg bi daana ko daal di saafara kun nag ngel la moom tamit lépp loo xam ne digaale la boo xamante ni mu ngi koy am ak askan yi nay bañ di wax nit ñi di dundee yaakaar te bu ëllëg si biiree aussi mu nekkaat loo xam ne yaakaar buy tas la su paree ci biir loolu aussi am na leen loo xamante ni mooy da la ñëwaat mais bu fekkente ni kilifa diine jox nañ leen cër de sorte que ñi nga xamante ni ñu féete ci guddi gi wala ñeneen ak ñeneen bu ñu leen bàyyi leen ñu bàyyi ngel la waay commencé ko ci seen leader ndax bokk na ci ñu nekk ci opposition bi ñu ci ëpp ñi nga xamante ni daanaka ñoo njëkk a taxaw tudd deuxième vague ak ñi nga xam ne tamit féete nañ ci ko jigi ñoom tam nañu moytu bu baax a baax turu deuxième vague nañu ko moytu parce que mouvement M2D ñoom tamit bu fekkee yëkkati nañ ay kàddu yi day wane rek carrément que ne Macky Sall baat bii ngay nekk di yëkkati ñun pare nañ pour affronter la quel que soit alpha loolu ñuy bàyyi ci xelu Sénégal yi mën na indi jéye mais mu mujjee encore rek moom lañ dénk réew mi moom lañ dénk ndaw ñi moom lañ dénk xëy bi donc lépp lu mu ci diggaale na ko sàmm de sorte que bëgg-bëgg askan ñu daal di ko saafara ba jafe-jafe yu jëla dem. mën naa ci wax. waaw ayca li ma ciy wax rek mooy gis nga wax dégg-dégg la laaj 2 janvier ministre de l'intérieur moo génn gannaaw bi nga xamante ne Pastef def na fundraising boobu mooy fonds yooyu ñu nga xamante ne dajale woon nañ ko daan ne financement yu jógee étranger la yoo xamante ne leerul menacé ci ne dina ci dissoudre Pastef mu tudd ñoo xamante ne c'est à l'étranger. et pourtant waxuloon waxu ay dissoudre de. léegi mu jóge foofu ki nga xamante ne moo di encore le même ministre de l'intérieur bi coow li tàngee mu génn daa di ne des forces occultes des forces étrangères bi coow li tàngee boobu sax jàpp bàyyeeguñ président Ousmane Sonko ñaataangaw ñaar moom président de la République dem jàkkaarloog ndaw ñi daat ne bu dee dangaa yaakaar na ñu nekk ci étranger ñoo naan la defal lii nga defe nga foog ne loolu dañ ci mën a taal réew mi nga xamante ne ñun fii nga ñuy fekk wala loolu du fi amee sangam en d'autres termes quand on parle d'étranger bu ñuy wax ñoo xamante ne à l'international la jóge daa am fu ñu ko gàkkal daa am fu ñu ko jëmee loolu mooy biaisé sa analyse bi nga naan lu tax déggeewu leen nii ngeen déggee lii dañoo tudd d'une autre façon il y a plusieurs façons de dire les choses et il y a plusieurs façons de les entendre il a utilisé une façon connue de les dire nous les avons entendus réagir de façon politique ne ko réew mi teg ko ci yoon wax ngeen ko réew mi tegal ci yoon yaa xëy te kay jaama ngi fi tegal réew mi ci yoon bul jaay nit ñi doole na justice am képp waaye léegi loolu lan moo ci indi coow na ko def xanaa nekkul loolu la tax ñu fal ko c'est-à-dire je veux dire que ñun li ñu wax mooy na réew ma tegu ci yoon gouverner par la voie démocratique respecter li nga xamante ne moom mooy norme gouvernance yi norme transparence yi
norme justice yi norme équité yi lii de lañ wax lii mooy réponse bi ñu ko def defal te loolu la ñu ko bëgg. ajo Babacar kon lii moo nekkoon ringu bi bàyyi la rek nga tëj c'est que Babacar seetlu ngeen Babacar nee na dafa muus day naxanteeg le président di ko neexal yooyu pour waaw dafay neexal di ko neexal pour le président la mu wax ca jam ñaajo ministre de la santé la tàmbalee nag waaw di ko neexal naan vraiment ministre de la santé bi vaccin yi en fait non c'est bien tu es intelligent quand même xam nga ni ngay waxee mag ba mu tenir ay promesse am loolu c'est bien sa taxawaay wute na ak sa taxawaay sëriñ yow am na solo waaw am na le fait que taxawaay mu tenir wute na sa promesse am taxawaay si wàllu liggéey xam nga tey dafa am loo xamante ni layam rek xam nga tey dafa am loo bul nangu ku la wax looloo wax. non dafa am loo xamante ni dañ ko war di xool parce que dama doon wax keroog ci wàllum xëy bi fii laa taxawoon wax ko bu ñu demaatee ci beneen fànn bu mel noonu tamit ma waxaat leneen man kuy xaar pour nga neex ma parce que ma lay waxal lu neex j'ai pas choisi ce métier pour ça dëgg la j'ai choisi ce métier pour être un professionnel tu as parfaitement raison. donc bu ñu gisee luy dëgg dañ ko war di wax nañuy am ay njortu yu rafet s'il le faut pour que ñu mën a avancer jëm ci kanam parce que loolu la suñu réew mi soxla. c'est parfait donc bu ñu demee ba toll foo xamante ni tamit ñu ngi ci geneen wàll gi mais nañu taxaw tam ñu waxante dëgg. dëgg la parce que loolu keroog mooy- emploi des jeunes fii nga toog daal di dal gouvernement bi Initiative. wax leen la nga xalaat te yàggul dara kon tey boo xëyee tamit di wax ci ministère de la santé lu baax daa fekk nga gëm ko. wax dëgg du yàlla. nangu ñu wax loolu loo wax. non Ahmed mooy nit ko xam ne fu ko neex lay féeti ma jox leen dig daje rek wala waaw incha allah ayca ñu joxante dig daje ba ëllëg waaw ba joxante dig daje rek ba suba incha allah. ayca merci